xeex boobu ñi ko xam ànd ak seen sago xam nañ ne que defuñu ko pour alal defuñu ko pour siiw defuñu ko comme ni ko ñu bari di waxee pour ay buzz pour yomb yi la yomb yi mooy boobu on ne le fait pas pour ça dañu ñëw tout simplement di ŋàññ li nga xam ne moom moo nekk li nekk suñu dëkk donc c'est important man dama bëgg nag doomu sénégalais yëpp tey ngeen dégloo ma xel au lieu de xol maanaam ngeen dégloo ma seen xol seen xel au lieu de seen xol ngeen comprendre ne que Sénégal l'heure est grave en ce moment Macky Sall un président qu'on a élu au deuxième tour avec 65% des Sénégalais te léegi muy dox sax moom ci boppam di ko ndamoo c'est au deuxième tour au premier tour il n'avait que 26%. ñëpp fal ko à 65%. C'est parce que dañu amoon yaakaar ci moom yaakaar boobu nag defe naa ne bu ma fi toogee sax di ne doomu sénégalais yi yaakaar boobu dafa tas loolu it's a understatement li américains yi di wax loolu maanaam day wàññi gravité li mu def bu leen fàtte ne Macky Sall bi muy ñëw Sénégal y avait un président digne du Sénégal ku ñëpp nawoon muy président Abdoulaye Wade moo fa nekkoon ay at ñëw jébbale place bi Macky Sall ñëw la Sénégal nekkoon ci jàmm Sénégal nekkoon ci naataange Sénégal nekkoon ci tawféex Macky Sall ñëw suuxal Sénégal ba mu suux ma ne la ñun bu ñuy wax suuxaayu Sénégal gëm leen ñu ñun ay businessman lañu te fi mu toll nii du ñu laal Sénégal fenn ndax sénégalais boo dugalanteel business sax daf lay nax guddi ñu toll parce que xaalis amul ci dëkk bi y a rien qui marche au Sénégal dara doxul pour vous dire sur des chiffres clairs ak ay nombres 56 à 60% des sénégalais tey ci xiif la ñu dëkk maanaam ci ndóol la ñu nekk 56 à 60% des sénégalais ci ndóol la ñu nekk 40% sénégalais yi ci des y a les 25 à 35% yoo xam ne bu ñu añee du ñu reer 10% des sénégalais rek tey 10 à 15% des sénégalais ñooy togg añ ndekki añ ak reer seen kër yi léegi loolu yëpp naka la ñu ko Macky Sall bëgg a jëflanteel mu ne je vais prendre les marrons du feu damay dem ma wuti ay xale yu xiif ci dëkk bi ma indi leen ma jox leen tuuti xaalis ñu koy jëflanteeg doomu sénégalais yi di leen dóor di leen gaañ à l'âge de l'internet defe naa ne les sénégalais sont assez conscients pour xam ne que Macky Sall fi muy yóbbu Sénégal du foofu Macky Sall fi mu jëmale Sénégal du foofu Macky Sall ni muy doxalee Sénégal du noonu donc pour que les sénégalais le savent il faut que ñu xam ne que Macky Sall is not good for our country Macky Sall baaxul pour Sénégal xam nga loolu buñ koy wax comme ni ma leen di wax sax it's a understatement day mel ni da ngay wàññi gravité Macky Sall njariñ bu mu amul ci Sénégal donc ce qui veut dire que tey boo xoolee Macky Sall ñi ko représenté damay commencer ci ay maître El Hadj Diouf xam ngeen loolu kaam defe naa démb def naa ci benn vidéo ngeen jóge ci mu doon ay Aliou Ngaydo mooy ay Mauritanien lañu donc ay Makan ay Kouramaki donc c'est des gens comme ça qui représentent Macky Sall dans le monde ak bu paree ci loolu marron du feu ndax defe naa balaa may sori dinaa ñëw am sax ay firnde ay tontu yu ndaw yoo xam ne dinaa ko ñëw def camp Macky bi mais balaa ñuy dem ci loolu dañuy dem ci li nga xam ne moom moo gën a important mes frères et sœurs en 2018 l'emploi au Sénégal nañ leen ne les Sénégalais unemployment maanaam ñàkk liggéey ci Sénégal toll na méngoo na ak ay 65 à 70% des Sénégalais amuñu liggéey amuñu xëy maanaam 65 à 70% des Sénégalais gone Sénégal amuñu xëy ñun ñi nekk bitim réew tey xam nañ ko ñun ñëpp seede nañ ko da ngay dem tey maanaam gis ne que ñun ñëpp kenn ku ci nekk ci ñun di nga jot coup de fil yooyu sa frère sœur yónnee ma tuuti wala sa frère sa sœur di ne wala nga yónnee ko tuuti wala sa tante wala sa nièce wala sa neveu donc pour ñu xam rek ne que y a 65 à 70% des Sénégalais qui ne travaillent pas donc ku toog fii tey di wax ay émerger Sénégal da ngay fontu yow tu te fous des Sénégalais beneen cas bi
ma ñëwaat ndeysaan ci kaawu gendarme yooyu ñàkk seen bakkan démb ngeen xool suñu président de la république dafa gaaw mu génn dénoncer mbir mi mu ne gendarme yooyu dee bokkuñu ci cortège am pour ñu leeral ko mu génn ci gaaw pour te dire l'homme il est tellement this man has his head so far up his ass ci anglais maanaam bopp bi so dugal na ko suuxal na ko ci toogukaayam bi suuxal sori boo xam ne moom réalité dëkk bi sax dañ koo réer parce que le fou du village mënul sax comprendre ne président buy dem ci dëkk gendarme yi dañuy déployer ay gendarme yoo xam ne dañuy dem pour dem assurer sécurité am maanaam Macky Sall nanguwul sax reconnaître ne les gendarmes là ñoom dañu doon dem pour maanaam garder ko moom nanguwul reconnaître loolu Macky Sall dafa jël tout simplement Sénégal rek def ko benn genre jeu de fou maanaam di defante ak sénégalais yi di waxante ak ñoom lu mu dégg génn tontonte ak ñoom gars yi nee nañu du tontu xam nga man parfois je regarde les sénégalais ma ne le Sénégal est drôle Sénégal dafa doon dëkk boo xam ne dafa doy waar xam nga ma ne dafa am loo xam ne sénégalais yi dañ ci war a bàyyi xel dafa am loo xam ne sénégalais yi dañ ci war a ubbi seen ay nopp di ko déglu mais comment se fait-il que yow gendarme Sénégal yëpp tey gendarmerie xam nañ ne gouvernement lañ fi nekkal gendarmerie ils sont là déjà pour représenter le gouvernement pour sécurité gouvernement yow ñooñu naka la leen dara di dalee balaa dara di xew yow yaa war a jël responsabilité nga ne vraiment au nom de tous les sénégalais maa ngi jaale ñii di jaale seen njaboot ci liggéey bu rafet bi nga xam ne moom lañ ma doon defal man Macky Sall di président du Sénégal nga wax li war yëpp déedéet moom ñëw na bëgg na leeral boppam parce que il croit aux choses mystiques gaa yaa ngi koy ne lii de boo ko tuddee maanaam di nga daanu wala di nga jaar fii wala di nga jaar fale donc automatiquement mu décaler mu diverser mu séparer boppam ak ñooñu xam nga comme ni ma leen koy waxee y a eu des temps incha allah aussi boo leen ko amee ndax ñun lu baax lu nu gis nit di ko def dañ koy wax démb maa ngi toog di seetaan benn affaire bu doy waar bu daw yaram ndeysaan ay militants Sonko yu ñu dóor ñu jàpp leen dóor leen Fatick ba ñu gaañ leen yóbbu leen hôpital ngeen jéggal ma xool ndax dinaa gis vidéo boobu parce que damay jël clip yu baax yu ma gis yoo xam ne dafay sensibiliser doomu sénégalais yi dama koy jël bëgg koo partager ak doomu sénégalais yi donc ngeen jéggal ma dama gis vidéo bu daw yaram ci président Sonko démb foofu ci Fatick bi ñu dóoree ay militants am vraiment mu dem taxaw jeunes yooyu ngeen jéggal ma xaw ma ndax vidéo bi mën naa koo gis defe naa ci Facebook bi laa ko partagé ngeen excusez boo leen demee seen Facebook di ngeen ko gis mais mu dem taxawu ñooñu nuyu leen waxtaan ak ñoom xam ne que ñooñu vraiment seen dëkk moo leen ñor imaginel ne laa woon ne au Sénégal gaa yaa ngi joxe ay koppar tey pour vous dire ce qui est grave ndeysaan nee nañu nit booy wax da ngay wax ci li nga xam ne dëgg la tey dans mon propre village natal village bi nga xam ne nee naa leen foofu mooy sama cosaan Jidda yéen ñi bëgg a xam ndax ci Sénégal la wala ci Gambie la waa Macky Sall la fa dem tey donc xam ngeen ne loolu du mënul nekk ci Gambie ndax du Gambie moo am élection dans mon village natal Macky Sall a été là-bas aujourd'hui mu partagé xaalis Macky Sall bi mu demee mu partagé fa xaalis jox ko doomu sénégalais yi ne leen pour ñu votel ko ndeysaan man xawma sax je ne sais même pas ndax ñoom xam nañu ne ci village natal boobu laa bàyyee ko doomu village natal yooyu wooma ñu ne vraiment tey Macky Sall ñëw na ci suñu dëkk et il a amené de l'argent indi na xaalis pour séddale ko ci kër yi ma ne leen ma ne leen jël leen xaalis bi ngeen partagé ko ku nekk na jël wàllam ci xaalis bi
parce que ñooñu am na ñun lu ñu waxante ba pare ñun dañoo am Vélingara c'est pour Macky Sall ah yeah whatever Vélingara dinaa yegg foofu may leen ba tuuti waaye naa wax ci waxu Jidda pour le moment léegi Jidda Macky Sall dafa dem partager xaalis ci biir dëkk bi defe naa pour être spécifique ngeen jéggal ma pour être spécifique I don't wanna ruin the number xaw ma waxtaan naa ak kenn kooku ne ma 1 million la waxtaan naa ak keneen mu ne ma 120 000 francs CFA écoutez bien 120 000 francs CFA la yóbbu dans le village natal de Ousmane Tounkara village natal boo xam ne ñun sunu hôpital ñun ñoo ko defaral sunu bopp sunu ay école ñun ñoo ko defaral sunu bopp tali yi wan naa leen ko keroog bi ñu demee di defaral suñuy ay tali bopp donc 120 000 francs CFA la yóbbu ci village bi mu ne day jënd nit ñi pour ñu voter ko defe naa ñun ci village bi on s'est parlé ñun waxtaan nañu ñun déggoo nañu ñun xam nañu ne sunu carte ki ñu koy sànnil tuddul Macky Sall ça c'est sûr et certain te comme ni ma leen ko waxee rek moi j'ai été assez conscient wax naa leen li nga xam ne loolu laa xam te defe naa ku nekk li nga gëm loolu nga gëm mais incha allahu rabbi village natal boobu moom je vous promets benn carte du fa sànneeku bu ñu bind turu Macky Sall ça je vous le garantis loolu garantie la je vous le confirme je confirme que Macky Sall munul am benn je te confirme que tous les villages soninké am na ku ne Diallowaali je vous confirme que man personnellement Macky Sall benn vote du ko jëlee dëkk bu tudd Jidda Muudu Tunkara loolu jox naa leen ko comme assurance jouru élection yi bu jotee dinañ ci dellusiwaat dinaa leen jox résultat village boobu et je vous garantis que Macky Sall du fa jëlee benn vote loolu benn la Sonko maanaam moom it yónnee na ci village natal boobu et les jeunes m'ont appelé ñu ne ma nitu Sonko yi ñëw nañ fi vraiment on était fiers de les rencontrer ma ne leen ñaata la ñu joxe ñu ne joxewul dërëm ma ne leen alhamdulillahi rabbil alamin ñu ne ma lu tax nga wax loolu ma ne leen c'est important ñu comprendre ne que politique gu Sénégal doomu aadama bu demee bay jënd ay doomu aadama rek c'est ce qui veut dire que amuloo bilan boo jox doomu aadama yi donc bu dee loolu moo xew ci Sonko macha allah donc ma laaj leen aussi mais nee nañu ma waa réew mi ñëwaguñu parce que cette fois-ci on a pris la décision ferme ñun ci suñu bopp ci village yi ne képp ku ñu bëgg te ànd ak ñun dinañ la yëg képp ku ñu bëggul duñu ànd ak yow loolu donc c'est important que ñu comprendre ne que ñun duñu votel Macky Sall loolu leer na te incha allah Sonko ñëw na donc ñu ngi déglu aussi waa PUR te ñu ngi déglu aussi waa réew mi ñu ñëw wax ñu lan la ñuy defaral village boobu pas dans des dinañ ko def on va en parler on va voir votre bilan doxuñu ci loolu dañu bëgg a gis preuve yi léegi on veut voir les preuves aujourd'hui bu ñu gisee preuve yi tey ñu décider ci loolu voilà donc beneen cas bi aussi ma dellusiwaat encore ci li nga xam ne moom laa doon laal on voit que fépp fu opposition bi dem tey Macky Sall mi ngi fay yónnee ay bandi ñu leen di attaquer di leen dóor di xeex ak ñoom di leen gaañ di violer seeni droits civils di leen tere génn pour rassembler wu loolu yëpp ñu ngi ciy bàyyi xel dama ne doomu sénégalais nañu xaar rek nañu def ndànk dem leen jëli seeni ay carte comme ni ma leen ko waxee man maa ngi ak sama bos defe naa wan naa leen ko wanaat leen ko je suis avec ma carte et je vous garantis que jouru sanction bi bu jotee dinañu sanctionner Macky Sall ci histoire du Sénégal bàyyi sa macha allah yaa ko waxandoo ñun ñoo ko waxandoo ci histoire du Sénégal moom rek mooy doon président boo xam ne moom mooy doon président benn mandat loolu réalité la ginnaaw loolu nag ma ñëw mes frères et sœurs parce que ñun tamit comme ni ngeen ko xamee ni ngeen ñuy seetaanee lañ leen di seetaanee hier j'ai eu la chance d'aller sur YouTube ma daje fa ak quelques vidéos yoo xam ne ça m'a un peu fait du mal comme niñ koy waxee
laal na tuuti ci xol parce que booy wax ak ay doomu aadama ngay xeex ak ay doomu aadama du ñàkk ñoom it dinañu jël seeni ay ñaawteef di ko bëgg a teg sa der donc ma bëgg a ñëwaat tuuti rek ci benn vidéo bu ma dérangé tuuti du dérangement bu mag mais ça m'a assez dérangé que bëgg naa koo teg doomu sénégalais yi gis ko jéggal leen ma rek ngeen baal ma une seconde ma tegal leen vidéo boobu parce que dafa doon loo xam ne c'est important nee naa leen ñun duñu may waa APR dara te loolu mooy réalité bi donc waa APR suñ fi génnee di attaquer ay sénégalais man buñ ma attaqué comme ni ma leen wax c'est pas personnel but question buñ la ko posé da nga koy wuyu c'est ça la réalité donc réfugié Mauritanie bi démb dafa am lu mu génn di wax ngeen jéggal ma nag wooyee na ma Ousmane Sonko 20 fois il m'a appelé Ousmane Sonko 20 fois nee na ma Ousmane Tounkara donc c'est le fou du village Aliou Ngaydo dama ko bëgg a tegal benn vidéo léegi ci YouTube bi ma gis démb yàgg nañ ma ko wax j'ai pas prêté beaucoup d'attention voilà donc te yow munoo nekk exemplaire yow munoo nekk exemplaire Ousmane Tounkara munoo nekk exemplaire nee naa gars yi ku dugg ci Google mu tappe Ousmane Tounkara lu mu fay gis billaay ku la seen day daw ndaxte kenn buggul sol li nga xam ne lu weex nga seen ni doomu aadama bu ñëw yore cin nga ne da ngay jël ak moom jamais ndax day takkal sa yére kon yow munoo saaga kenn munoo wax kenn lu bon parce que lépp li nga xam ne loo wax ci nit rek mu ngi ci yow te yaa ko gën a xam musa naa dégg ci rajo am na benn xale bu jigéen mi nga xam ne wax na la ko sa jaar-jaar fii ci New York li nga doon def fii ci New York waaye tontu bi nga tontoo boobu tontu boobu vraiment demul fenn nga nag waa police États-Unis dañ la sikk xam nga li taxoon danaa leen fii ngeen jéggal ma dama teg vidéo bi mais comme le gars il n'est pas assez cohérent ndeysaan waxtaanam sax manta leer yenn saay bu ma leen ko tegalee damay ragal ma naqaral seen xol yi waaye dama koy tontu dama leen di gàttalal wax li mu wax dafa ne mu ne man li may def États-Unis kenn xamu ko voilà donc boo leen demee si Google ngeen tàppee di ngeen gis Ousmane Tounkara donc j'espère bien que donc loolu dinañ ci ñëwaat mais li important mooy benn cas bi ma dérangé dafa ne Ousmane Tounkara dafa génn saaga imam Khadim Bousso donc defe naa pour être clair yéen ñi déglu vidéo imam Khadim Bousso bi kenn déggul Ousmane Tounkara bu saaga imam Khadim Bousso defe naa loolu déjà on peut l'éclaircir parce que Ousmane Tounkara amul benn raison pour saaga imam Khadim Bousso dafa génn di wax lu ñaaw ci candidat présidentiel donc bi mu waxee lu ñaaw ci kooku di wax dugg ci ay affaire sikkim ak yooyu donc on l'a classé on l'a mis sur sa place boobu ba léegi kenn déggatul imam Khadim Bousso génn waxaat ci loolu donc ce qui veut dire que Ousmane Tounkara ñun policier internet la ñu nee nañ la on est la voix des sans voix ñun loolu moo ñu fi indi beneen cas bu mu wax nee na dafa am benn xale bu jigéen spécifiquement Koura Macky la tudd Koura Macky dégg ngeen ko keroog defe naa ci recording bi ma koy jéem a serap mu ne moom kenn fayu ko mais boo leen dégloo bu baax nee na Marème Faye Sall moo ko jox xaalis nee na Marème Faye Sall rek moo ko mas a may dara te Marème Faye Sall bi mu koy may dara c'est à travers le consul général de New York consul général boobu c'est mon beau-frère
Donc, à travers mon beau-frère, Marème Faye Sall a payé une dame que, madame dame bobu information, yi muy wax la plupart des temps, bu len faté nek aduna dafa doy war rek comme li ma len wax tontu du forox, lolu dañ koy denc pour benen jour, mais à travers cette personne, Marème Faye Sall jox xaliss koku pour mu jël ko dem jox ko nit koku pour mu wax lu ñaaw ci Ousmane Tounkara ak ñeneen ñoo xamne dañu nek ci société sénégalaise bi. Adunay demb benen kaddu aussi Aliou Ngaye do mu wax bobu aussi mi ngi ci vidéo bi bo len amé jot dem len rek ngeen tapé ko sarax len ko vidéo bi 100 vues rek la am 100 vues la am ci YouTube 2 mois 100 views parce que xawma Baboun kan moy tok di sétane Baboun ci YouTube buy wax Baboun liñ ko xamé moy lek banana dem teud nelaw mais tok fofu ci ay YouTube di wax ay waxu dof munul sax def comparaison munul sax def différence Ousmane Sonko ak Ousmane Tounkara sa bu tuddé Ousmane Tounkara mi ngi tuddu Ousmane Sonko sa bu tuddé Ousmane Sonko mi ngi tuddu Ousmane Tounkara c'est grave ce qui veut dire que y a des problèmes. Il y a des problèmes dans notre société. Benen cas bi comme ma yeggali len ko ne len y a quelque chose qui manque dans notre société. Waji benen kaddu bi mu wax dafa ne mu ne ñi xam nañu dem laaj Ousmane Tounkara dafa dem rang pour gis Macky Sall. Mu ne man dama dem rangi New York pour dama dem rang pour gis Macky Sall. Donc y a des problèmes dans notre société. Nama dimbali ngir Yalla ak yonent bi on est en 2019. Technologie avancée na Ousmane Tounkara lu muy dox di dem rang di gis Macky Sall. Non, pourquoi? Yen ñi ma xam, yen ñi xam man sama reuy, sama fierté. Yen ñi ma xam man ni ma mel ak sama caractère. Pourquoi Ousmane Tounkara wara dem rang pour gis Macky Sall? Lan lay wuti ci Macky Sall? Macky Sall li muy maye ëppalé wu mako. Man Macky Sall li muy maye man soxla wu mako, je n'en ai pas besoin. Donc Macky Sall lan lay dem rang wuti fa dama koy ne mu signal ma orthographe wala dama koy ne mu hëgg ma parce que moi Macky Sall n'est pas une fierté pour moi dégg ngeen ko ma wax ko 100 fois té néna len Aliou Ngaye do mo la gëna xam ne ñi jégué Macky Sall ñi gëna jégué Macky Sall comme wax na len ko man suma bëggoon gis tay Macky Sall wala dugalante ak Macky Sall numéro téléphone bi bu ma ko jëlé né allo monsieur le consul naka ngeen def vraiment président la bëgg gis 5 minutes la ñuy arranger lolu they will arrange it in 5 minutes 5 minutes dinañu arranger Ousmane Tounkara gis président de la République parce que président de la République tay son problème général du Sénégal c'est Ousmane Tounkara. Ousmane Tounkara moy problème numéro 1 parce que koku moy wax liko neex ak sa yu ko neexé té manalu ko dara té lolu dafa am ay raisons yu bari yu ci wék donc lolu défé na nañ ko jël tégué ko de côté. Benen cas bi je voulais aussi revenir gis na ben imam bu deggu bu génn di wax ci réseaux sociaux yi boobu tamit bëgg naa koo teg ñu dégloondoo ko parce que bu ñuy wax rek y a des choses importantes qu'on veut parler. Oumar c'est bien kii nee na Sané Diallo yow tamit baal naa la ba sonn nanguwoo kii bàyyi ma bloqué la voilà baal naa la ba sonn mais nanguwuloo déglu donc bàyyil ñu bloqué la parce que nous on n'est pas ici pour parler avec des fous léegi ngeen jéggal ma delloo leen fii ci imam bu tedd boobu parce que man dafa am loo xam ne dama ko respecté ci doomu aadama dama ko naw ci doomu aadama te saa yu ma ko gisee ci doomu aadama vraiment lu may bëgg wone la parce que société bi ñu nekk tey dafa grave voilà jéggal leen ma ñëw ci imam boobu kii laa dégg lii laa dégg sànq. aouzu billahi mina shaytaani rajim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokk yi ñu ñëwaat ak yéen benn waxtaan bu am solo nag tey jëm ci mbokk moom ñuy wax Alhaji Moustapha Guèye ak mbooloo mi mu àndaloon bërki démb duñu tàmbali nag te fàttaliwuñu xëy na ndaw ñi nga xam ni ñoom fekkewuñu ko woon ni réew mi moom moomu ak Ahmed Sanke ak Makhtar Seck ak ñu mel na ñoom joué nañ fi rôle boo xam ne bii bu am importance ci diine ji nga xam ne ji moom la ñu bokk dëgg yàlla ci wàllu jàng ak jàngale gi yeete kon dafa mel na bu ñu xëyee suba gis leen ci loo xam ne nuruwul ne loola seen cër la mën nañu wax ne am nañu seen yaakaar di tas ñu gis leen nag ñu toog di wax ne dañuy jàppale Macky Sall waxoon naa ko ci Aïssata Tall ñu ne am na droit ci nangam mën na leen déedéet nit bu fekkee ne dafa am lu la tënk
say droit day limité dégg naa ko nag ci njëlbéenu waxtaanam mu wax ni diine ak état ay seex lañu man nag dama koy delloo kon ci xaadimu rasul wax na ci fatxul mannaan ni al ulama umanaullahi wa rusli ala nnaasi maa lam yuxaalitu salaatin nee na boroom xam-xam yi day ñoom la yàlla wóolu ci jaam ñi dénk leen li feeg jaxasoowuñu ak buur ya moom xaadimu rasul bañ ko ne demal ca Lat Joor nga yeesloonteeg moom mooy woy wu rëy woowu nga xam ne ñu bare dégg nañ ko ñu naan ko xaalu liyar kan li abwaabi salaatini taxus jawaïsa tuxni kulla ma xiini fa qultu xasbiya rabbi waktafaytu bihi wa lastu raadiya gayra alcilmi waddiini wa lastu arju wala axsha siwa maliki li annahu jalla yugnihni wa yunjini anni ufawwidu axwaali liman cajazu عن حال أنفسهم عجز المساكين أو كيف يبعثني حب الحطام إلى جوار من دورهم روض الشياطين إن كنت ذا حزن أو كنت ذا وطر دعوت ذا العين قبل الراي والشين ñu ne ko waaw xaadimu rasul jàngal nga jëm ci buur ba mu ne ndax soo ko fa demee day da nga fa jële ay xeeti xéewal yoo xam ne yii du jeex mukk mu ne leen man day yàlla suñu borom doy na ma waaye doy loo naa ko te duma am leneen lu may sàkku lu may gërëm lu dul xam-xam ak diine yaakaaruma ragaluma kenn ku dul sama borom ndaxte bu wërsëgal di jot moo may wërsëgal bu musal di jot moo may musal mu ne waaw man nan laay jële samay mbir di ko bëbbal jëme ci koo xam ne kii lott na ci mbiri boppam ba noppi mu ne waaw man nan la ma poñetu àddina yi di ma jañaxe ba may jëm man ci kër koo xam ne kii nee na pàkkam ba fa la seytaane fàkk tëdd fa ne fa faax jaaxaan mu ne kon man su ma amee lenn lu may sama njàqare wala lenn loo xam ne li mooy sama bëgg-bëgg di sama mébét nee na damay woo borom aras ndax kooku rek moo ma ci doy bu ko defee nag loolu laa leen di delloo leen tamit ca leetar bu rëy booba nga xam ne waxoon naa leen ko fi Sufyaan Sawri ba nga xam ne Harun Rashid yónnee na ko leetar di ko wax ne ko ñëwal ma jox la ci xéewal yi nga xam ne jox naa ci borom xam-xam yeeg ilimaan yi ci réew mi leetaru Harun booba ma nga ci xayatul xayawaan mu ngi ci téere yu bare yéen a ma ko gën a xam dellu leen ca dégg naa ko nag moom muy def ay analyse politique lu koy nuru bokk naan Macky Sall def na fi lii def na fi laa def na fi lii def na fi laa déedéet noonu kenn du ko analyser politique xam naa nag dangaa limité na man moo tax su fekkee da ngay def analyse politique da ngay indi social indi culturel indi religieux indi économique indi yooyu yépp te réew mii da nga fee tudd yow lu mu def waaye justice bi waxoo ci am na fi ñoo xam ne ñii atte nañ leen ñu ngi ni woon dañ ci mbedd mi li wëreelu di dem am ci ñoo xam ne ña ngi leen atte tëj leen ci lan jaay leen doole am na fi ñoo xam ne ñii bourse yi xale yi di fayeeku waxoo ci at mu ne ñu dóor leen ci gaañ leen ci rey leen ci waxuloo fi bourse boobu ngay wax naan bourse familiale yokku ndóol la yéen kay li nga xam ne moom ngeen di wax mooy seen intérêt ngeen jiitaloo leen leneen réew mi ñoru leen li ngeen fi wax daal mooy diine ji sëriñ si imaam yi dégg naa ko sax saaxo di ko wax waaye diine ji nag du këru diine yi dong nag diine ji du këru diine yi de ñoom buñ doon wax daanaka représenté wuñu 0,0000% peuple sénégalais coono bi nga xam ne moom la ñuy jànkoonteel képp koo xam ne kii wax na ne loola sedd na wala woyof na wala changé na naafeq nga doo leneen kenn du leen bàyyi nag yéen ngeen di hypothéquer suñu diine ci au nom de la religion kenn du leen ci bàyyi li ngeen doon def meeting la am ngeen ci droit meeting leen waaye nag bu leen ko def au nom de la religion seen mbokk mii ci Dalifort bërki démb def na lu ni mel moom taj na ndaaye ba toog aveu la def waaye ku leen gën a goree nga ca Mali 50 millions lañ ko wax moom sax tudd na 100 millions yu ñu ca waxaat ginnaaw bi waaye da koo delloowaat yamu ca dafa leen xaar ba ñu indi ko ndax su ne woon jox nañ ma ko te gisuñu ko duñu ko gëm
duñu ko gëm man Sakho moomu di wax man ba ma génnee ci wax ja mooy bi nga taxawee yow Alaaji Moustapha Gueye Ndioro Ndiaye ñëw nuyoo foon accolade Sakho accolade la ko def koo xam ne kii du sa woy koy xaraamante jox ko loxo rek xaraam na ci yow nga faf ko accolade kon yéen man li ma gis mooy mbooloom ay naafiq yu daje boobu waroon ngeen cee wax dama ne Sakho nee na ñàkk féete mënta ñàkk waaye dafa am ñoo xam ni yamuñoo ak man mii man fu ma neex féete parce que xëy na yorewu ma mbooloo sa aw ma baat aw ma sañ-sañ aw ma dara waaye yéen ñi nga xam ni vous parlez au nom de la religion au nom des imams de ce pays yéen amu leen sañ-sañu affiché wu ouvertement li ngeen sañ mooy téye seen làmmiñ ne pat bu bés ba jotee ngeen dem wote ji wala bu ngeen di wax nit ñi wax leen ci yàlla wax leen ci comportement bi citoyen war a am face à ces enjeux loolu moo doon seen cër waaye ay imam yu gàlle jëkkul tey ba àddina sosoog léegi mi ngi am xam nga yéen wax ngeen tudd église bi waaw xanaa yéen kon église bi dañ leen a ëpp jom ëpp leen dignité wala dañ leen a ëppum xel dëgg la ñoom nag dañ leen a formé wax dëgg yàlla yar leen ba pare tënk leen yéen da ngeen a màmm comme ay mbaam di pëccëxoo ndax église boobu de déggagul si leen ñu wax ci benn rôle citoyen ñu ngi koy joué di wax ak ñi yilif yéen ñi am problème dëgg-dëgg moo ñi nos ko ci seen bakkan jox leen ngeen deewoo mat ñooñu ñoo am problème parce que yéen dénk leen diine dafa xaraam parce que réerale ngeen gën a fonk ndax xam suba rek bu fi Macky Sall li jóge woon ki fi ñëwaat ngeen koy raamal ñàkk jom nag rafetul nee nga alxuraan wax ne i'malu ala daawuda shukran ngene kan loolu moo tax kon cant dafa war a doon ay jëf waaye du doon ay wax dong cant wax la jëkk a nekk pour nga exprimer nit ki sa mbégte wala sa ngërëm da nga koy génnee ci sa làmmiñ ba pare jëf soog a ñëw te nag su fekkee ne aaya pour aaya ma jox la beneen wa qul alhamdulillahi lazi lam yattaxiz waladan loolu alquran la qul la wax de qul la yàlla wax dafa am loo xam ne lii dafa yabaate waa ji sant Kunta wax na ko nee na Macky Sall ñëw na ci waa Ndiassane ne waaw xalifa bi ma lay tabaxal mu ne ko tabaxal ma kër Cheikh Bou pour lan mu koy wax tabaxal ma kër Cheikh Bou fan la figuré ci budget national dama ne nag loolu c'est valable pour toutes les maisons religieuses bi mu ko fay tabax Ndiassane amul centre de santé poste de santé fa ne am na yeneen priorité à Ndiassane yoo xam ni yi yaakaar naa ne defoon ka fa moo ëppoon njëriñ pour waa Ndiassane te loolu c'est valable pour toutes les villes yi Macky Sall tabax ay këru diine dama ne da ngeen di foowee réew mi bu ngeen xooloon commentaire yi da ngeen di dellu ginnaaw tey ci suba bi ma koy xool plus de 150 commentaires boo ko doon def en pourcentage 85% gën gaa tuuti ay saaga la ci yéen ay saaga tareet xotti loolu waroon na leen a naqari seen njaboot yi parce que loolu dafa jekkul ci seen der yi te yéen a def li tax ay gune yu tuuti nekk ci internet bi di leen njëkk lu mel na xeme vous êtes indigne vraiment yàq ngeen xolu nit ñi ñàkk ngeen jom nag dellu leen ginnaaw yii ngeen di def yellul citoyen bu ne am nga droit fa la neex nga féete waaye dama ne boo jiitee mbooloo ngay imam ngay sëriñ ngay boroom xam-xam ngay koo xam ni kii diine ji nga taxawal doo am droit di afficher wu ouvertement pour qui que ce soit ñàkk ngeen jom nag baat bii duma ko ragal a wax duma ko rus a wax ci yéen parce que loolu ngeen doxal seetaat leen seen digganteeg seen boroom nag tuuti ngeen ragal yàlla tuuti ragal leen voilà donc defe naa boobu ñun ñoo ko déggandoo macha allah rek laay wax parce que
ni fenkat yi bare ci àddina yi trahir yi bare ci àddina yi noonu la waxkatu dëgg yi bare ci àdduna bi xam nga yàlla dafa defar àddunaam bi mu balancer ko mu defar ay doomu aadama yoo xam ne ñooñu bëgguñu dëgg bëgguñu wax dëgg mu defar aussi ay doomu aadama yoo xam ne ñooñu bu ñu génnee di wax lu dul dëgg dañ leen di ŋàññ teg leen ci yoon ma ne vraiment il faut savoir que toll nañu foo xam ne ci campagne Sénégal bii ñun kenn mënatu ñoo nax comprendre leen loolu Macky Sall yaag sa ñooñu kenn mënatul nax doomu sénégalais yi kaw yi sax léegi dañuy jël xaalis bi ñu ne leen ñun ñu ngi xaar ba heure vote jot donc comprendre leen ne que les sénégalais dem leen ngeen jëli seen carte d'identité yi dégg naa élection dina am dégg naa élection di am ñi naan wala Ablaye Wade nee na dina def lii Ablaye Wade nee na du def lii Ablaye Wade sunu papa la sunu maam la dem leen ngeen jëli seeni ay carte d'identité ngeen gànnaayoo ko yor ko ngeen bàyyi maanaam candidat yi nekk di campagne ñu campagne bu mbir ma jotee bu dee élection amul it dañ koy pousse pour quelque temps boobu dana fekk ñun ba léegi ñu ngi yor sunu ay carte pare nañu bu fekkee élection yi dem na le 24 février bi mu war a dem mu jàll ngeen comprendre ne que ñun dinañu génn pour wax incha allah te suñu carte yi la ñuy utiliser wax gis ngeen ba Amérique bii ñu nekk loolu il faut ngeen comprendre ko ci société dafa doon lu normal parce que church and state ñaari affaire yu différent la maanaam état ak religion ñaari affaire la yoo xam ne da nga ko war a différencier bien vrai que état war naa dugal socialement loxoom ci dimbali ay société ci dimbali ay jàkk ak ay église ak ay juif temple parce que loolu am na fii am na fi ay grant gouvernementales yoo xam ne boo ko fayalee boo ko appliqué gouvernement bi day dimbali société religieuse boobu muy jàkk di église di temple juif donc imaam yi li ñuy def nii non seulement yàlla santu leen ko yonent yàlla santaanew ko mais ñu ngi tooñ jullit yi te ñu ngi décevoir ñi nga xam ne ñoo leen topp il faut que ngeen comprendre loolu ci seeni ay xalaat li important doomu sénégalais yëpp war cee bàyyi xel mooy ñun ñëpp benn société lañu ñun ñëpp benn islam lañu ñun ñëpp benn mbooloo lañu ñun ñëpp benn réew lañu donc ku nekk war ngaa mën a voter fu la neex war ngaa mën a voter ku la neex te dara du la ci fekk comme ni ma leen ko waxee nee naa leen man ñu bare laa xam ci sama côté ñoo xam ne Macky Sall la ñu faral mais guddi yi ñu toll ñu bari génn nañ ci loolu moom mën naa leen ko garantir man de képp ku ànd ak man nga bokk ak man benn deret wala nga bokk ak man xeet wala lu mu mën a doon génn na ci affaire Macky Sall parce que xam nañ ne que Macky Sall c'est le malheur du Sénégal tey nag defe naa mbokk yi lii taxoon ñëw bi def nañ ko li nga xamoon ne moom moo ñu ñoroon ci waxtaanu tey bi defe naa yegg nañ ci mooy waxtaan nañu ci affaire politique bi defe naa comme ni ma koy defee toujours rek damay rester neutre defe naa yéen ñu ci bari xam ngeen li ngeen xam ba pare mooy loolu donc mais en tant que représentant d'une société patriotique man dama nekk patriote may xeexu patriote ma gëm Sénégal donc defe naa il tue les gens ici au pays defe naa dafa important ma bañ a dugg ci lu bari ci ay détails yu bari aussi bu ñu jógee ci loolu rek ñu ñëwaat encore ci cas bi nga xam ne moom moo ñu gën a moom moo ñu gën a jaaxal te ba léegi duñ ci sonn wax mooy cas boobu nga xam ne doomu aadama yi Macky Sall di dóor ci dëkk bi doomu jàmbur yooyu ñuy gaañ doomu jàmbur yooyu ñuy teg ñaawteef bi il faut ngeen xam ne que il faut Macky Sall xam ne que justice su sénégalaise bi dina mas a indépendante te justice su sénégalaise bi dina ko mas a jàpp moom ak ñoñoom ak njabootam justice sénégalaise bi dina mas a ñëw attewaat Macky Sall ak ñoñoom ak njabootam il faut que Macky Sall ñëw comprendre loolu maa ngi leen di jéggalu nag xam naa tey moom waxtaan bi du gudd parce que liggéey bi tënk nañu te aussi dama guddee tëdd démb ndax liggéey te teel a yeewaat tey aussi ndax liggéey
donc xam naa ñu joxante rendez-vous rek incha allahu mercredi fekk énergie bi gën a yokku ñu gën a mën a waxtaan ak yéen yenn saa yi xam nga rek duñ ñu bàyyi waa APR defe naa yéen a ngi koy gis ci sama énergie yenn saa yi mystiquement duñ ñu bàyyi tey dafa mel ni da nga jël kër lëmm teg ko sama kaw bopp bi mu diis gàll même wax bi nii daf ma jafe même wax bi daf ma jafe donc maa ngi leen di remercier rek ngeen ñaanal ñu yàlla mu protéger ñu sàmm ñu may ñu doole may ñu kàttan boo xam ne dinañ ko mën a continuer xeex ci barke yonente bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam ngeen baal ma àq nag comme ni ma leen ko waxee tey moom mbir mi dafa mel ni daf ma tënk defe naa yéen a ngi koy gis ci sama énergie my energy is very 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 low sama énergie dafa low trop donc xam naa ne bàyyiwuñ ñu donc xëy na tey am na saar yu ma fàttee tari donc mbir mi ngi diis gàll daal yaram bi neexul tey donc merci en bon entendeur salut